voilà xam naa ne dafa mel ni rek réseau bi moo neexut mooy dem ak a ñëw waaye duñu tëree def suñu live ndax ñoom moom miin nañ ko si ñoom saa yu ñu commencé def live yu am solo rek nii lañ koy jàppeek ñun di couper réseau bi di dem ak a ñëw waaw mais si kàttanu suñu borom bii moom ñun ak ñoom moo tax ñu ngi ñaan képp ku dugg si rek ngay gaantu di profito di partager vidéo bi parce que loolu rek mooy tax ñu mën a jàkkaarloog ñoom bu baax a baax a baax a baax a baax xam naa ñu ngi ñaanal suñu grand bira mu dugg si waat ak petit gars su nekkee ñu ngi ñuy suivre parce que dafa mel ni moom gars yi ñoom du ñu may dara ci affaire bi. waaw affaire bi dafa daggoon. waaye dafay dagg déggoo loolu laay wax nee naa boo commencé def ak ñoom live rek ñu commencé la xañ affaire yi quoi. waaw dëgg la waaye nag gis nga actuellement. Actuellement ce qui se passe ici en France. mooy les sans-papiers ñu ngi marche actuellement. lu ko waral. gars yi ñu ngi marche si biir dëkk bi daal naan solidarité pour les papiers tu vois parce que ya ngay gis ñu yàgg ci dëkk bi. te amuñu papier. xam nga ab dëkk France dafa nekk dëkk boo xam ne boo fi nekkee amoo papier day mel ni moog zéro yem. moog zéro parce que mënoo fee def dara. wala soit da ngay nekk ci dëkk yu mel ni Paris dafa taxale tuuti mais boo fi nekkee yoroo papier c'est très difficile. wallaay. d'ailleurs nag boo feebaree di nga faju tout ça mais condition vivre en France surtout dëkk ku mel ni Paris dafa métti. parce que foofu dëkkuwaay yi dañu ndaw pour nga gis sa mbokk bu la héberger bu la dalal sax c'est très difficile. wallaay. d'ailleurs dafa am ñoo xam ne ñu ngi bloqué wu ici en France dañ fay ñëwoon voyage. waaw. avant gars yi di tëj frontières yi. léegi mais état bi deful. état bi mooy 1000 milliards yu sénégalais yi dajale mooy sénégalais yi ñëpp participer. bañ am 1000 milliards. voilà petit gars sa woote bi gis naa ko dugg si na waaye comme Facebook du mën a jëlandoor 3 appels en même temps su grand bira pare rek après dinaa accepter sa appel bi gis naa ko di ñaan internet bi ñuy partager vidéo bi yaa ngi doon wax grand lu am solo mooy ñu ñëw ñu foofu France te bloqué wu. waaw léegi dafa am ñoo xam ne ñoom ñëwuñ France pour immigrer wala dëkkuñu fii dañ fay ñëwoon ay voyage d'affaires wala ay voyage commerce xam nga. ñu ñëw France mais bañ ñëwee France bloqué wu fii en France. mais état bi deful benn réaction pour jéem leen dimbali ñu ñibbi seen pays seen dëkk yi te loolu dafa am solo. voilà yaa ngi dégg parce que c'est très difficile dafa am ñoo xam ne ñu ngi fi tëju ñu ngi fi bloqué wu boobu ba tey. ba pare état bi war leen dimbale pour ñu ñibbi seen famille mais état bi deful benn réaction ba pare ñu naan dañoo tëj frontières yi te am vol yoo xam ne ñu ngi jógee France di dem Dakar actuellement wala di jógee Dakar di ñëw France. waaye parce que information jot naa ko bi nga xamante ni doomi président bi nga xam ne dafa feebaroon mais fexe na ba mu dem France actuellement mu ngi foofu si benn camp militaire di faju. non mercredi passé xam nga lu ñu naan tungu ne du teew ñiy nataal. mercredi passé man dama def voyage jógee fii dem Paris. dem jëli samay copains sama ñaari gars yoo xam dañu waroon jógee Sénégal ñëw. yaa ngi dégg. Air France moo jógee Sénégal andi leen. wallaay. ba pare dañu waxoon dañuy respecter les distances daal exemple dañu waxoon exemple boo duggee ci avion bi xam nga 3 fauteuils yu dend yi 3 yi. waaw. dañ naan dañuy teg kenn fii tëb benn fauteuil teg keneen yaa ngi dégg. waaw. mais loolu ñu wax amut parce que gars yi ne dañ leen entassé si vol bi amul benn espace bu ñu bàyyi. seetal ma loolu rek. te ces vols là c'est autorisé par l'État français par l'État sénégalais exemple. seetal ma loolu rek. parce que vol biy jógee Dakar Air France bu jógee Dakar. yebee Dakar. aéroport Blaise Diagne bu Dakar. ça veut dire c'est autorisé par l'État français par l'État sénégalais. waaw mais ça veut dire léegi État sénégalais nee na actuellement pour rapatrier les mooy ñun ñu bloqué wu dans les pays
lu mel ni France fii am na ñu fi bloqué wu bàyyi seen njaboot au Sénégal tu vois dañ fay ñëwoon pour un voyage muy lu métti quoi. muy lu métti mais état bi boobu ba tey mu ngi seetaan deful benn réaction te ndimbal lu ñuy wax pour gars yi nekk en Europe exemple. tey jii man ndimbal exemple si waxin man sax soxlawu ma ndimbal du ma dem di rangi pour ndimbalu 300 € tu vois. waaw. Mieux vaut l'État respecte ses ressortissants surtout. yaa ngi dégg lu ma lay wax. waaw maa lay dégg bu baax grand. il faut que l'État respecte ses ressortissants ñu mel ni les Sénégalais de l'extérieur ñun ñu nekk fii bitim réew yaa ngi dégg. waaw. daa mel ni grand lu ñuy dal mooy lay dal tout temps yu nekk bitim réew ñoom moom. ñu ngi dégg. waaw maa lay dégg bu baax. oui parce que y a des choses ce qui se passe fii ñun lu ñuy dund actuellement d'ailleurs dund ñu sax mën naa ne am na ñoo xam ne ñu ngi à Paris seen situation dafa difficile ñu ngi dund lu métti yaa ngi comprendre. wallahi. mais état bi jël ay budget pour aider la diaspora sénégalaise exemple de partout en Europe ou bien partout la diaspora sénégalaise exemple. waaw moom kay loolu la wax. mais l'état boobu ba tey deful benn action exemple deful benn action parce que ñun gars yi ñu ngi booy xool temps yi boo xoolee ci réseaux sociaux yi di nga gis ñuy dem fële di rang buntu consul du Sénégal pour xaar 300 €. gis naa ko rang bu jékki dayoo sax ak bu nekkee dañ ne feebar gi mu ngi am ak rang boobu affaire bu yéeme. pour 300 € tu vois pour 300 €. wallahi. mais cela veut dire loolu du yoon parce que on est en Europe fii nit ku nekk am na compte bancaire tu vois. wallahi. boo ko laajoon ribam mu envoyé ko ci lien exemple seen adresse email ku ne ñu am ribu ñëpp. moo ëpp sutura de. ñu viré leen seen xaalis moo gën nit ñi di dajaloo buntu consul Sénégal pour benn 300 € tu vois. wallahi te buñ en même temps ñu ne feebar gi dajaloo lay bañ. gars yi dajaloo foofu buntu consulat boo leen gisee ñu mel ne ay xar ñu regroupé yi ñu war a jël si ngooñ damaa rus sax ma ne ñu mais Sénégal yu nekk France aussi ñoom it ñoo ko def c'est parce que 300 € tu le travail moins de 3 jours 4 jours. donc na xëy na ñëpp seen social yemuñu. parce que du Sénégalais yëpp tu vois moi j'habite pas à Paris exemple j'habite pas à Paris. je suis à Dijon la dëkk. yaa ngi comprendre. mais tey jii man bu ñu ne woon 300 € ba Paris du ma dem di ko jëli xalaatuma ko. wallahi. mais am na ñu ko soxla mais qu'il respecte la population qu'il respecte la diaspora sénégalaise. wallahi. c'est ça qui est important parce que nous on fait beaucoup de choses au Sénégal on fait beaucoup de choses. bu baax a baax. tu vois bu nekkutoon diaspora bi gars yi dinañ ko xam. xoolal ñoom sax taxaw nañ ba wax ko kees terroriste taxaw na wax ko fi nee na lu diaspora bi di dugal Sénégal amul keneen ku ko fiy dugal. c'est vrai man ba ma ñëw naa au Sénégal mais ce que j'ai vu dans les écoles sénégalaises exemple à Kaolack bu ñu dëkk. c'est triste. c'est trop triste boy on est même pas fiers d'être Kaolackois te pourtant on est des Kaolackois et on est fiers. voilà. mais ñun ñaata at Kaolack ñaata politiciens leen mës a am. kenn xamul nu mu toll. te ñun xam nga la diaspora Kaolackois bu nekk en Europe musuñ seetaan Kaolack as tuut lu ñu am ñu ngi koy bokk ak waa Kaolack. wallaay. billaay ba tey jii jamono tey jii lu as tuut lu ñu am ñu ngi koy bokk ak waa Kaolack. mais état bi dafa war a xoolaat solution nu mu def mu rapatrier les Sénégalais bloqués en Europe ci àdduna bi daal. parce que ñëpp rapatrier neen seeni population ba mu des le Sénégal. wallahi. même Mali. Traoré Ahmadou maa ngi gis sa appel bi après dinañ ko jël si kanam tuuti. ñu ngi lay nuyu di lay chat di lay ñaan nga partager vidéo bi. même Mali bu gën a Mali sax nga xam ne Sénégal la ko tane il a rapatrié ses ressortissants. wallahi. mais ñun état bi léegi lu mu di wax boobu ba tey ñu ngi xaar ay rapatriement gars yi bloqué fii bëri neen dañoo mënut a wax rek mais Sénégalais ñu ngi fépp bloqué wu. non ñu ngi fees dell fépp.
mais nag ci état bi ñun xam nga du question ay ndimbal du question ndimbal mais dafa am loo xam ne nit ki da nga koy jox akam da nga koy jox lu mu moom. wallahi nit ki jox ko lu moom ñu respecter la population sénégalaise c'est très important. Sénégal métti na métti boo xam ne saa waay boo gisee ce qui se passe au Sénégal actuellement da ngay découragé. wallahi gars yi yow on est en Europe gis nga Europe nu muy doxee. mais fii da ngay am rendez-vous dem ci benn bureau sax boo gisee bureau bi ñu ne kii mooy directeur société bi nga gis bureau bi nga xool bureau benn waxuma la directeur société Sénégal rek mais keneen rek ku gën a suufee foofu boo duggee bureau rek nga xam ne lii du bureau pour liggéey. wallahi faut se dire la vérité buñ naxantee. te duñ la respecté teg si nag. duñ la respecté yow fii gis nga nit ñi boo duggee jëriñoo suñu alal. bilaay boo duggee ci bureau directeur bi benn chaise nga fay fekk benn ordinateur. wallahi mais Sénégal da ngay dem bureau directeur ab salon nga fay fekk pour lan pour tëdd nelaw la laal salon du pour liggéey. faut se dire la vérité. c'est ça. waaw du coup man sama problème yëpp mooy loolu. man lu ma tey jii émission bi boo gisee ba participer ci émission bi nga def direct Facebook di la remercier ci loolu parce que ñu ñeme def lii bëriwul. wallahi gaa yaa ngi koy def nag mais nous te yow jeune nga xale nga xam nga yaa ngi gëstu yaa ngi xam sa réew fu mu toll yaa ngi koy lijjanti. bu la neexoon nga tëdd Hollande sa salaire doy na la. wallahi bu wér wallahi yow fii boo toogee di jël sa temps di perdre sa temps pour le Sénégal. maa ngi nuyu sama sœur boobu di dugg si léegi di demandé woote dinaa la jël ci kanam tuuti incha allahu mooy mu ngi Russie Espérance Irsil di waa Kaolack waa Parcelles ñu ngi lay siyaar bu wér. gis nga sama benn sœur sax mu ngi ci ligne bi Abi Sall di ko nuyu au passage. wallahi ñu ngi koy nuyu mooy bu baax. mu ngi commentaire ne ma le cas de ta maman bloqué là-bas c'est vrai. wallahi sama yaay dafi ñëwoon rek pour une visite tu vois ñëwoon na fi ñëwaat fii tu vois ñëwaat fii actuellement elle est bloquée là parce que mu ngi bëgg a ñibbi Sénégal tu vois. non bëri nañu kañ moom ñu nekk si diaspora bi ñi nga xam te ni jamono gi dañ leen bloqué au moment où notre président de la République di jël ay 4,5 millions di koy jox benn jigéen boo xam ne au chômage la nekk liggéey développe Sénégal dara. mu jox ko oto jox ko garde corps jox ko lu nekk. au moment bi nga xamante ni jël naan ay 12 milliards ne pour diaspora ba pare te deful ci dara. gis nga Aminata Tall boobu dafa am ñoo xam ne Sénégal dañ leen war a effacer. wallahi yaa ngi dégg ku mel ni Aminata Tall gis nga Aminata Tall. ku mel ni Aminata Tall ku mel ni ay kii femme bu sant Meng. ancien ministre de l'élevage boobu femme bu sant Meng. le frère Aminata Meng c'est Kayma la ay Sëñ Mbaye Thiam gis nga ay Souleymane Ndéné y a des gars yoo xam ne Sénégal da leen war a effacer waratuñ bokk ci cadre état Sénégal wala waxuma état sax administration Sénégal sax waratuñ fa am. mais Aminata Tall elle est née en 1949 à Diourbel. mais 1949 à l'âge de 45 ans mu ngi ci nguur ba jëmi tey jii mais c'est triste ça. wallahi te deful dara Diourbel teg ci nag moo gën a yées si ñu jaar ñu Diourbel. oui c'est vrai parce que dafa am loo xam ne ñoo xam ne Sénégal ñoowu leen seen bopp leen yor. kese ak seen i njaboot parce que duñ toll lu toll nii ñu nekk ci te xam nga Sénégal ce qui se passe gars yi dañuy jàpp Sénégalais yi parce que le coronavirus là y a des choses yoo xam ne ça existe mais ça existe pas y a des choses qui existent pas là-bas parce que munoo gis ku dee 94 ans un vieux qui décède à 94 ans feebaroon amoon diabète amoon lépp nga ne coronavirus moo ko rey. boole ko ci liste gi dañuy dóor rek. mais nen wax nit ñi dëgg nen ubbi. dañuy dóor rek mais yow fii ñu am ay 30,000 morts fii exemple la vie gis nga bii ak bii fii fi mu ne nii boo génnee ci mbedd mi sax da ngay yaakaar ne fii mës am coronavirus. wallahi parce que gars yi dépassé nañ yooyu parce que gars yi dañoo dox suñu moyen de trop l'information tout ça c'est pas bon dañoo liggéey fu mu toll nii ci wàllu information ba gars yi parano Sénégal nag état Sénégal au lieu mu liggéey muy wut 3e mandat di profité ci coronavirus di signer ay décret mais yow Macky Sall
yow xam nga ne Macky Sall suñu mbokk alpulaar bi dafa weere. ah décevoir nañu trop moom. wallahi je te dis moi en 2012 man maa ngi woon ci front bi en 2012. wallahi. billahi gars yu ma xam nekk internet gars yu ma xam nekk ci sama Facebook ay ñoom Pape Silla ñoo doon ànd ñoom Thierno Bocoum boobu ñu ngi ànd jeunesse Idi jeunesse réew mi ñoo doon xeex dama doon wàcc sur le terrain boobu ñun changement leen bëggoon mais changement boobu bëgguñ ko léegi. mais xoolal yow boo demee dans les pays waxuma sax Dakar rek amuñu ndox man ñëw naa Sénégal ma ñëw Sénégal vacances en mars je restais jusqu'à 6 heures du matin pour duy ay bidon au 2e étage. moo fa ne de moom la ñëpp di dund de. mais 21e siècle 2020. yow nga sa dëkk amul ndox nga may waxi émergent. quel émergent. te Macky Sall mooy lu ñuy wax ñi lay liggéeyal. mooy lu waa ji doon wax rek gis nga lu ñuy wax ay nouvel ordre mondial nii dañuy jéem a dox ci kaw population bi jéem a dox population mondiale bi leen bëgg a dox seen maayin ba nga xam ne ñu bëgg a jël loolu teg ci suñu bopp yi mais kenn yorut ordre mondial ku dul yàlla rek ko yor ordre mondial. gars yi seen pexe yi ñuy pexe mais Macky Sall ci ñoom la bokk parce que Macky Sall boo demee dans le PSE bu mu bind plan Sénégal émergent dafa bind ci texte yi ne jigéen Sénégal dañuy jug lu bari dañuy am doom yu bari waru ñoo weesu 3 doom kooku jullit du ko wax te moom ñaata doom la am. foofu laay ñaax la ko grand. moom ñaata doom la am moom Macky Sall. xam naa ne gis nañ ci ñett ñu ñuy lakkal ci réseaux sociaux yi de. mais ba pare mu bind dans le PSE ne Sénégal jigéen warta weesu am ñetti doom. daf ko bëgg a limiter quoi. mais après boo bëggee taxaw ne kii te kenn du wax mais kenn du wax c'est triste ça. ñu nekk ci pays boo xam ne diine parce que ñu war a wax ñëpp dañ leen ger dañ leen jox xaalis. xam nga kuñ jox xaalis nag moom ger la soo wax. mais ak nit di seul candidat bi nga xam te ni tey moo fa nekk di kaasal population Sénégal taxaw comme nu mu war a taxawoo. keneen ki nga xam te ni moo fi nekkoon dañuy taxaw yàlla suñu borom yóbbu na ko muy Sidy Lamine Niass. yàlla ko yàlla yërëm te xare fa àjjana. amiin wallahi mais Amath. waaw xam naa grand yow dama lay bàyyi nga tàggatoo ndax ma mun a jël sama gars yi ne si ligne bi gars yaa ngi insisté boobu ba léegi. damay def benn entre parenthèse am nañ si lu am solo lu ñu war a wax. benn entre parenthèse rek lay def balaa maa tàggoo. yaa ngi waaw dafa am loo xam ne ce qui se passe au Sénégal. te li ñuy wax coronavirus là c'est vrai jël ay milliards investir ci di joxe ay ceeb ay ndimbal ak yooyu mais am na lu ëpp loolu lu ko gën a ëpp solo au Sénégal. mooy lan mooy Sénégal ngeen wut hôpital yu baax du yoon jigéen jamono ji ñu toll du yoon jigéen di am doom maa ngi jéggalu yàlla na ma yàlla jéggal ci kàddu yi mais du yoon di jigéen di wasin dee. wallahi. mais Sénégal chaque jour y a 4 femmes qui meurent bu ñuy wasin loolu moo gën a rey coronavirus au Sénégal kooku nañ ci wax ba pare. wallahi. boo jëlee ñaata xale ñooy dee de 0 à 5 ans kooku nañ ko lijjanti. gars yi weesu nañ loolu amaat weesu nañ politique wu ay santé ñun politique gu santé dañ ko woon dépassé instant yi. di la gërëm di la sant di rafetlu émission bi. te xam ne maa ngi del ci waat di wax ne gars yi nañ fexe xam ne. les ressortissants sénégalais bloqués dans les pays. nen leen jéem a dimbale ñu ñibbi seen njaboot yi. parce que. wallaay parce que am na yoo xam ne boo ko gisee muy am da ngay yaakaar ne ñun ab gouverneur u France moo nekk au Sénégal ndax Air France mënul di jógee France di wàcc Dakar di jógee Dakar di ñëw fii quand da ngaa tëj aéroport. neen waxante dëgg nag qu'on se dise la vérité. aéroport kay boo ko tëjee benn vol warta wàcc. wala benn vol warta xam nga moo tax gouvernement boo demee ba toll fi nga xamante ni boo waxatee léegi sa population kenn du la gëm war nga mën a xoolaat sa bopp quoi te loolu moo dal suñu président de la république kenn gëmatul ay waxam fu mu toll ni billaay dafa triste dafa triste état amatul Sénégal nit ñaa ngi seetaan non amuñu état gouverneur lañ am foofu noonu Marco ñu fa tegal benn gouverneur te léegi nag jot na nag pour sénégalais yi yeewu jeunesse bi yeewu xam ne 2024 bii ñu jëm il est temps que ñu choisir candidat bu nga xamante ni dina changer suñu système bii nii. franchement parler. amul benn dëkk bu développé te amul révolution. wallahi.
ñun Sénégal en 2012 bu gaa yëngawutoon ah bu gaa yëngalutoon kon Ablaye Wade moo nekk fi teg fi doomam la dévolution monarchique du pouvoir. wallahi léegi nag Macky bu bëggee 3e mandat ñu fekk ko foofu lijjante koog moom rek pour mu nekk rek gaa yi wàcc fa xeex ak moom mu jeex wasalaam. maa ngi lay gërëm di la sant copain maa ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup grand. am naa ba samedi prochain incha allah. parce que ñun ñu nekk fii ñàkkuñ luñ lekk ñàkkuñ luñ naan ñu ngi sant yàlla di tedd di lay ndax yàlla suñu borom di ko sante si yàlla bu baax mais ñun ñuy tax ñu def lii lu tax nga def lii mooy suñu mbokk yi Sénégal parce que c'est trop dur au pays. merci jërëjëf kontaan naa bu baax jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf merci. macha allah ñu ngi remercier suñu grand boobu Bira mu wax fi lu am solo di ñaan gaa yu dugg si yëpp ñoom Oumy Kane Faye Ousseynou Silla yéen ñoom ngeen partagé vidéo yi incha allah xam naa grand ñu ngi lay bàyyi ba samedi gii di ñëw incha allah. jërëjëf kontaan naa bu baax. yal na yàlla bëgg. amiin yaa rabbi kontaan naa bu baax yal na Sénégal am jàmm ci barki Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. amiin yaa rabbi. yal na ñëpp booloo mu ngi tëg ci Tijaan ak Laayeen ak Xaadir ak Laayeen yal na ñëpp booloo Sénégal neex jëm ca kanam 2024 ñëw ñu jëlee fa Macky Sall teg fa Ousmane Sonko réew mi jëm kanam. waaw incha allah jërëjëf merci kontaan naa. jërëjëf merci. voilà da ngay mën a raccrocher après grand ma mën a jël suñu frère suñu xarit Mamadou Gassama moom tamit ñu ngi koy nuyu pour mën ngeen rester en ligne seen commentaire ak question yi ngeen posé yëpp incha allah dañ ko mën a répondre si kàttanu suñu borom lépp luñ ci mën a répondre xam naa Mamadou dag may ma jël kii avant ma lay jël incha allah su nekkee moom mu ngi en ligne jusqu'à présent parce que gis naa mooy mu yàgg ci ligne bi ñu ngi waxtaanee toujours rek suñu thème tey bi di nga xamante ni muy décret bi ngeen gis ne Macky Sall signé na ko dal di koy defal Aminata Tall si li nga xamante ni tegul ko fenn lu dut yaama neex la rek waaw nit ki nga xam ne liggéeyut Sénégal jëriñut Sénégal nga defal ko benn décret bi nga xamante ni dafay am 4,5 millions chaque weer bu dee am chauffeur am garde corps am oto pour teg ko fan pour yaama neex te lu si gën a doy waar muy que ne le président Macky Sall daf ko def ba pare ñi nga xam ne ñoo nekk ci palais bi daal di wetti Boun Abdallah Dionne dugg si weddi loolu kee dugg si génnaat weddi loolu ñu toogaat ay fan loolu daal di fës si journal président de la république nit ñi am ay firnde yu wóor yu leer ne Aminata Tall am na loolu au moment bi nga xam te ni Sénégalais ñu ngi bloqué wu France demoon fa vacances war a ñib si war a dem seen njaboot gi te mënuñ fexe ba dem seen njaboot gi au moment bi nga xamante ni coronavirus lañ wax ne mu ngi sonal nit ñi ngi si dee te lu gën a ruslu si coronavirus bi mooy que ne Macky Sall dafa def couvre-feu au lieu décès bi wàññeeku au lieu contact bi wàññeeku mais dafa gën di yokku mon frère dëgg la ñu ngi lay dalal ñu bàyyi la nga nuyoo ko internautes yi frère su nekkee yaa ngi may dégg mën nga dugg si nga nuyoo ko internautes yi maa lay dégg waaw grand maa ngi lay dalal di baaluwaat ak ñëpp ci koor bi ñu jógee di ñaan lépp lu ci wax sunu borom yaa ngi may dégg waaw ñu ngi lay dégg bu baax voilà xam naa ne dafa
problème réseau bi la moo tax ngay su ma waxee di nga toog tuuti door di may déggaat baax a baax kon xam naa moom dégg-dégg bee neexagut ñu ngi koy bàyyi la temps que muy ñëwaat ñu continuer suñu thème d'aujourd'hui ñuy waxtaanee ci li nga xam te ni muy scandale bi nga xam ne suñu président Macky Sall def na ko si jamono gii nii nga xamante ni mu ñaaw nga xamante ni kenn warul ko mën a xalaat ba di koy def rawatina nag si jamono gii nii ñu toll ñu ngi nuyu mon frère mon ami moom di dugg si di leen ñaan na ngeen di partager vidéo yi bu baax a baax a baax a baax a baax parce que au moment bi nga xamante ni dañ ne Sénégal coronavirus daf ñoo sonal nit ñi ñu ngi sonn da ngay xool ñu ne suñu enseignants yi dañoo war a dem rejoindre seen poste yi ñu nekk ñu jàmbaar nekk ñi nga xamante ni dañoo bëgg lu ñuy def enseignants yi jaral leen ñu jógewaat quitté mais da ngay xool nu ñu leen def rek ñoom ñëpp ñu dajaloo leen benn place bu nga xamante ni buñ ne feebar gi dafay bañ mbooloo day bañ dajaloo ah ak lii Macky Sall def kon léegi nuñ ko war a mën a tuddee ak ànd ceeg ministre am de l'éducation te ñu war na toll fi nga xamante ni Sénégal ku ci nekk waroon nga mën a am sa oto bopp prof yi ku ci nekk rek waroon nga mën a dem am sa oto bopp ku ci nekk rek waroon nga mën a demal sa bopp ah waaye déedéet moment boobu noonu la ñu nekk di def yu kenn xamut di xaalis goo xam te ni kenn xamut nu mu toll di koy defal benn mbindeef ah mu nekk lu scandale bu ruslu waaw bi nga xamante ni ruslu na trop franchement parler waaw te di ñaan franchement ki may woo xam naa ne nañu ay tuuti nañ ko jël si kàttanu suñu borom waaw sama gars yi da leen di ñaan rek ngeen di partager vidéo yi bu baax a baax a baax a baax te kuy bëgg a dugg ci live bi bu mu wootee message jeune na woote direct ci live bi ñu jël ko foofu noonu mooy gën parce que duñ mën a quitté waat fii pour dem message jeune pour wuyu waat foofu ah gars maa ngi jégalu de vidéo moo xawoon waaw waaw ñu ngi koy gis moo tax ma ne bàyyi ko ñu coupé ko après dina dugg si waat waaw maa ngi réseau Sénégal moom lii la ñuy wax réseau Sénégal du dem waaye ñu ngi lay bàyyi nga nuyoog mbokk yi ak internautes yi. waaw grand. dëgg la dëgg la. bu baax a baax a baax di baaluwaat ñëpp ak ci koor di feddali sama kóllëre comme ni ma koy defee sax di wax ne rek ñëwati nañ beneen samedi pour waxtaane benn mbir boo xam ne dañ ne woon duñ ci wax mais boo xoolee tey jii fi dëkk bi toll xam naa ne mënuñoo ñàkk bañ a wax ci lii wala ñàkk see wax sa am bàkkaar la quoi effectivement déjà rek di nuyu sama grand boobu fi jógee léegi Bira Sall voilà déglu naa waxtaan bi effectivement donc waxtaan bi am na suñu grand Bira Sall depuis France macha allah mu def na fi intervention bu am solo effectivement waaye frère tey comme ni ma la waxee ñu ngi waxtaanee si li nga xam te ni muy scandale bii nii am fi muy décret bi nga xam te ni président Macky Sall signé na ko jagleel ko Aminata Tall waaye gis nga tamit coono gi nga xamante ni suñu prof yi ak enseignants yi daj nañu ko pour rejoindre seen lieu de travail ak nu mu demee jamono gi nga xamante ni dañ naan Sénégal amul xaalis di laaj nit ñi cotisation corona nekk fi benn nit moom di am 4,500,000 par fin du mois plus auto plus garde corps li yaakaar naa scandale weesut ko
dëgg la dëgg la non maanaam non scandale weesu ko te du lii du bees maanaam bii benn la ci fi jot a xew c'est-à-dire que tey jii nii ak nguur gi fi nekk tey jii scandale moom te kon si ñoom comme loo xam da ngay xëy suba rek di nan ndox waaye man dama jàpp fi réew mi toll jafe-jafe yi nit ñi di dund actuellement ba nga xam ne moom président te woon état de comme quoi nous allons déjà dafa njëkkoon woote ne dañuy jéem yaa une guerre contre le virus donc ñëpp àndandoog moom ci ñu ñëw ba tey jii ñu dégg scandale muy décret boo xam ne pour man ñun du nit ki Aminata Tall boobu noonu moo ñu intéressé waaye li nekk ci biir décret bi moo ñu intéressé wallaay donc tey jii nii waxtaan bi maanaam du ñu dem ci xool wax décret bi ndax valable na wala valable mais dañu xool conséquence décret boobu noonu par rapport à la situation économique dëkk bi actuellement te boo xoolee bu baax coow mu ngi am depuis bi Bassirou Diomaye révélé sur les réseaux sociaux l'existence de ce décret wallaay Bachir moom ñu koy gërëm di koy remercier di koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla bàyyi te wëral ko ndax mu ngi def liggéey bu am solo mook suñu jeune journaliste bi nekk TFM maa ngi fàtte turam Pape Djibril Fall moom tamit wax dëgg Fall mu ngi def liggéey bu am solo ñoom ñaar ñooñ daal yal na leen fi yàlla bàyyi may leen wër ak wërle yokk seeni cër si zaahir ak baatin quoi ñoo xam luñ bëgg rek yal na leen ko suñu borom defal voilà ñu bàyyi la continuer frère dëgg la waaw non ñooñu ay nit yu jaaju ndaxte nekkuñ fii parce que comme ñiñ gis te temps yi ci réseaux sociaux yi ni ko nit ñi di defee maanaam di xëy suba di saaga nit ñi di parce que ñun dañoo joxe suñu point de vue ñun tey jii newuñ ci situation boobu noonu di leer rek ne ñun newuñ ci benn parti kenn fayuñu pour ñu wax amuñ salaire amuñ dara mais dañoo nekk citoyen loo xam ne bu ñu gisee loo xam ne jaaduwut dañuy xëy ñu tàccee comme niñ koy feral di defee mais du dañuy militer ci benn parti wala lenn déedéet loolu amu ci parce que souvent boo jógee pour wax rek dañ naan kii dafa far fenn du ko militer benn parti donc loolu benn précision la boo xam ne bëggoon naa ko apporter léegi nag ñu wax ci décret bi Bassirou Diomaye bi mu révélé dans la presse l'existence décret boobu noonu muy ñuy wax décret numéro 2020-964 dañoo commencé wax ci presse bi comme quoi décret boobu existé wul ba le chargé de communiqué de la présidence mu wax def seen communiqué te bizarrement communiqué bi ñu def mu ne communiqué boo xam ne signé wuñ déjà loolu moom moo njëkk a introduire te ci communiqué boobu ñu def ñu révélé ne décret boobu existé wul voilà waaye li ñuy wax rek ne dëgg moom mooy njëkk mooy mujj dañ ci teg ay fan sur le journal dans le journal Le Témoin ñu gis ni ils ont publié sur le journal officiel numéro 7307 un décret 2020-975 te décret boobu noonu dafa citer nommément le décret 964 parce que sur le décret on dit vu le décret numéro 2020-964 du 7 avril 2020 instituant honoraire pour les anciens présidents du Conseil économique et social
loolu moo ci nekk. loolu ko dafa firndeel li Bassirou Diomaye wax la ñeneen ñi waxoon. wallahi kon ma ne ñi fi nekk ni tey jii depuis le début ñuy fen. wallahi te duñu jukki bi ñu fen waaye man dama ne fi réew mi toll waroon nañ ñoo yërëm ndaxte tey jii Sénégal non mais sérieusement tey jii Sénégal c'est des structures de santé insuffisantes parce que une fois le professeur Sidi waxoon na ko nee na foofu si Ziguinchor amul jumtuwaay yi nga xam ne mën nañ cee liggéey aujourd'hui c'est 6500 abris provisoires tenant lieu à des classes. C'est plus d'1 million d'enfants du système scolaire. tey jii nii chaque jour nga dégg ñàkk ndox bi ci dëkk bi courant bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen. kon dañu laaj lan mooy ndeyu ñëw di accorder benn ay faveur nit koo xam ne tamit dañ ko waxtaanee sànq sama grand Bira Sall wax na ko amul lenn loo xam ne apporté na ko Sénégal. wallahi amul ndaxte moom depuis Abdou Diouf la Aminata Tall. tout dama ko digal wala dara depuis Abdou Diouf Aminata Tall mu ngi ci nguur nekk na fi ministre délégué chargé de la promotion des dames sous Abdou Diouf. nekk na fi ministre d'État sous Wade. et gis nga boobu sax bi ñu ko dàqee si la tourné di sànni xeer Wade. keroog am na benn journaliste bu ñu invité woon muy wax ne elle avait démissionné dignement loolu amul. Wade moo ko dàq mu tourné di ko ñaañ naan Wade baadoo la defal ko dara waaye moom dafa fàtte ne Wade def na ko loo xam ne xam naa ne sax d'accord naa kii moom te comme kii dañ ko liggéey donc déjà le conseil économique social et environnemental ñun on se demande même lan mooy njëriñ. wallahi amul benn sens. amul lu ñu benn njëriñ amul benn valeur ajoutée boo xam ne apporté nañu ko man boobu gisuma ko te yow je me dis que aussi yow tamit gisoo ko. non lu amulul njëriñ Sénégalais yi moom franchement parle su dëgg neexee yàlla. te bu li nit ñi wax rek li ñëpp di wax mooy dëgg mooy maanaam gis nga conseil économique social et environnemental boobu noonu li ko tax non mais dëgg la li ko taxoon jug mooy pour ay alliés politiques. jox leen seen wàll ci nag bi rek. jox leen seen wàll ci nag bi voilà mu ngi noonu. te pour man tey jii nii réew mi toll na foo xam ne réew mi tey jii toll na foo xam ne war nañu bàyyi naxante bi. voilà mais nag ñun duñu bett je n'ai rien contre le président mais man dama ne lii duñu bett ndaxte boo xam ne léppam ci bluffé c'est-à-dire lu mu la wax tey jii nii wala ñoom bokk parce que lu mu kese moom ñu mu àndal lu ñu la wax tey jii nii bu ñu xëy suba leneen la ñuy def gis nañ ko ci non mais sérieusement gis nañ ko ci kaaw Covid organique président Malgache bi mu ñëw nee na surtout ça partagé ko sur Twitter mais def na commande mais ba léegi gisuñ ci dara. commande bi def na commande bi jot na ko ba pare mu teg ko benn place parce que lan la si soxla. c'était juste rek pour bluffer maanaam ngistal laa ko tuddee quoi daf benn ngistal boo xamante ni si réseaux sociaux yëpp mu bind ne dafa loolu amal na ko njëriñ def na ci commande après du am si mu jël teg ko noonu Macky Sall benn mbébét la mooy actuellement avec l'OMS fexe boo vacciner quelques xale ci test bii ne nga xam ne ñu ngi koy def loolu nag moom dañ koy jëlal beneen samedi gi di ñëw émission spéciale ndax su boobaa dañ di ñu mun cee yaatal
dëgg la léegi ñu ñëw ci avantage yi nga xam ne moom lañ accordel kooku di Aminata Tall te tamit may fàttali ne avantage yooyu noonu du Aminata Tall kese c'est tous les présidents honoraires il y a une certaine Famara Ibrahima Sall kooku tamit moom lañ dénk dialogue social c'est-à-dire que nit ñi Aminata Tall lañ xam mais du Aminata Tall kese ma préciser loolu noonu te kooku tamit même te kooku lañ dénk dialogue social boo xam ne lan la fi am amul benn njëriñ wallaay lan lañ koy jox 4,5 millions salaire mensuel 2 véhicules de fonction 500 litres de carburant te koo xam ne retraité politique la di naan ataaya am na ñu ko gën a yelloo Sénégal dara am na ñu ko gën a yelloo xaalis googu loolu am na ñu ko gën a yelloo fuuf wallaay au moment bi nga xamante ni suñuy médecin ñu ngi feebar ndax ñàkk ay moyens ñoom seeni bopp ba xam ne ñu ngi naan lii di feebar bi ni corona comme grippe di leen di dal ñoom bañ leen di mettre en quarantaine parce que lu ko waral amuñu des moyens suffisants pour faire face à cette maladie bala nga ko defal ne retraité politique kañ ma jëlal xaalis boo dugal ko ci santé te ñun waroon na am sax ay politique santé jamono gi ni ñu toll 2020 ñu toll ni Sénégal c'est grave les médecins sont là ñun suñu médecins yi ay jàmbaar la donc boo demee boo amee benn faveur boo accordé qui que ce soit médecins yi la ak homme les policiers qui sont dehors nga xam ne ñoom ñoo assuré sunu kaaraange te depuis ay nit lañ ñoo xam ne depuis le début du couvre-feu ñu ci natt bi di xool ndax nit ñi ñu ngi seen kër yëpp ñooñu yaakaar naa ne ay nit ñu jar a jaajëfal lañ ay nit ñoo xam ne ñu jar a motiver parce que gis nga liggéey boo gis dafa war a am motivation keroog maa ngi le chargé de communication du ministre de l'Intérieur mu ñuy xam ne ñooñu il ne se plaint pas et ñooñu noonu vraiment ce sont des gens yoo xam ne ils sont engagés encore ce sont des gens qui sont engagés ce sont des gens yoo xam ne ñun amuñu seen fay wallahi amuñu seen fay vraiment wante tamit liggéey boo gis dafa laaj motivation te li leen di démotiver lii la mooy maanaam dañuy nekk ci terrain bi ci assurer suñu sécurité à côté ñuy gis boo xam ne mënuñu gis lu mu ñu apporter depuis Abdou Diouf ba léegi wala boog ñoom peut-être xam naa ne ñoom comme ñoom ay répondeur automatique lañ bu ñu xëyee suba dinañ jéem a tontu dinañu jéem a justifier ñu wax ñu ñoom kooku lan la ñu apporter wallahi amul lenn loo xam ne mën nañu wax ne Aminata Tall apporter nañu ko. donc amut ñun dafa franchement parler defuñu politique xooluñ lu neex lu neexul nit ñun dañuy xool li nga xam ne moo arrangé sénégalais yi. non wallaay ñun li nga xam te ni sax lu ñëw mooy li arrangé sénégalais mais li nga xam ne mooy jëmale suñu réew ëllëg parce que moo ñu fi tax nekk te tool bi moom ku si nekk di nga ci béy sa waar sa kàttanu suñu borom muy man muy sama morom muy keneen ak keneen ñun nag dañoo nekk ay jeunes yi nga xam te ni suñu dañoo engagé franchement par lépp luy xew suñu réew rek te méngoowut ak jamono rek dañuy taxaw wax ci te lépp luñ gis nit di koy luubal suñu biir réew tamit dañuy taxaw wax ci waaw ak nuñ ko mën a xeexee tamit dinañ ko xeexee noonu ba mu jeex pour l'instant nag comme nekkuñ ci campagne nekkuñ ci lenn fii lañ ko mën a xeexee fii lañ mën a waxee ak àdduna fii la ñuy toog di wax ak àdduna di ñaan àdduna tamit buñ ñuy partagé di aimer vidéo yi mais nga wax lu am solo muy nga xam ne jamono gi nga xam te nii dangay xool rek ñuy defal ñi nga xam ne ay primes yoo xam ne tegut fenn dangay xool suñu homme de tenue yi buñ ne couvre-feu jusqu'à présent kenn gisut say mbokk ñu si am jabar kenn gisut sa jabar ñu si am doom kenn gisut seeni doom guddeeg bëccëg ñu ngi sur le terrain nelawtuñu guddi nelawtuñu bëccëg guddi gi yëpp dañ koy veillé bëccëg gi as tuuti lañ ciy mos jógaat parce que le devoir les appelle mais lu ñuy wax ne ñooñu daal ñoom duñu ay kaaskat ñu noppi lañu rek ñu def leen ay mbaam lu nekk ñu tëg sef leen ko déedéet nit bu nekkee dafay liggéeyal réewam jox réewam àqam jox
liggéeyam àqam kooku da nga koy delloo àqam da nga koy delloo njukkal nga motiver ko ndax ëllëg mun see sawar ndax lu muy liggéey mun ci gis boppam waaw parce que tamit non homme de tenue ñu war a jaajëfal lañ muy bépp corps nag duñu bépp corps la ñuy wax bépp service d'hygiène ak douane ak militaire police tout le monde vraiment parce que tàggat nañ leen fu ñu leen war a tàggatee xam nga yar leen fu ñu leen war a yare xam nga duñu kaas duñu onk duñu ñaxtu duñu wax kon dafay baax ñu mel ni ñun bu ñu toogee fii nii yoon la tamit ñoom ñu waxal leen yoon la tamit ñun ñu xam ne ñoom li ñuy def ñu jar a tàccu la tey Sénégal dañoo war na génn benn jour xam nga ñoo xam même tàccu tous les hommes de tenue ay France di tàccul médecins yeeg ñooñu c'est vrai ñu ngi def liggéey bu am solo xam nga ñoom it ñu ngi wax dëgg fa ñu jara encouragé la ñu jara motiver la ñoom bi ndax ñu mën a jàpp seeni liggéey bu baax a baax te ñoom it dañuy liggéey xam nga di taxaw sénégalais xàmme wuñ ko am alal xàmme wuñ ko pauvre ka xàmme wuñ doomi ministre xàmme wuñ doomi baadoola xàmme wuñ jullit ba wala chrétien ba ñoom luñ xam rek mooy sénégalais nga nit nga boo ñëwee rek dañ lay seen àq yelleef xam nga mu nekk li nga xamante ni maanaam dafa ñaaw te dafa war a mën a jeex Sénégal quoi Macky Sall dafa jot nga gëstu santé dafa jot nga jox àq ak yelleef suñu enseignants yi xam nga prof yi bépp nag soldat de la CRER nga jox ko àqam wax dëgg fa yàlla parce que lii dafa rafet dafa ñaaw nga ne nag gars yi dem rejoindre ji seen kii yi seen classe yi dem jàngale ji xam nga ba pare te doo leen jox li nga xam te ni moom nga leen war a mën a jox enseignants yi fu ñu toll ku si nekk war na mën a am oto waaw ku si nekk nga xam ne heure yi waxee dem leen jàngale ji dañuy rejoindre seen normalement ñu dem jàngale ji lii ah soldats yi même chose waaye ñu jox leen prime bi nga xamante ne franchement rus naa sax tudd ko te du yoon tamit parce que salaire jàmbur moom doo ko tudd ci publiquement waaye lu ñu leen jox moom wax dëgg fa yàlla du dara waaw wax dëgg fa yàlla ku si ndekki mu daal di jeex man de bu ma ko déggee moom dama am gàcce dama rus jamono gi nga xamante ni Aminata Tall moom ñu ngi koy jox 4,5 millions xam nga jox ko carburant jox ko oto jox ko garde corps xam nga jamono gi nga xamante ni sa doom yaa ngi koy rawale muy dem France ci camp militaire di faju jamono gi nga xamante ni say mbokk ak say mbokki jabar ñu ngi profité ci ceeb geeg alalu réew mi di koy partagé xam nga ay marché yi nga xamante ni yu kenn xamut jamono gi nga xam ne léegi ça veut dire lii nga defal Aminata Tall après Mimi Touré daf ko war a am moom it saa yu demee retraité moom tamit su defee mu nekkaat beneen keneen nit ku ci tegu ba fu keroog ñuy génne àdduna keneen ku koy remplacer tamit saa yu demee retraite même chose pour quel but wax dëgg fa yàlla nag Macky Sall yaag say ñooñ jot na nag ngeen xoolaat seen bopp su nekkee dem ngeen ba xool ba xam ne mënatoo leen dem tamit du gàcce quoi nga taxaw nga démissionné boo démissionné nit ñi xool organiser waat ay élection nu mu gën a gaawee. ñu wax Basirou moom macha allah ñu ngi koy jaajëfal waaye bu yeboo mu préparé parce que ñu gis suñu le jeune congère bi nga xamante ni moom amul xalaat di accuser Basirou di naan dañ ko war a ràjjee ñoom loolu la ñu xam. bu ñu gisee nit ki nga xam ne day liggéey. dafay taxawal pour askanam sulli ay mbootam. naan nañ ko ràjjee quoi loolu lay demande moo tax bu ma ko déggee mu wax ko rek laa ne bu dul ren tamit di déwén tôt ou tard dinañ ko def ji parce que ñoom ñoo nekk ñoom loolu mooy seen politique ñoom. wax dëgg fa yàlla. dafa am lu am ñi ci nguur gi nii boo xoolee ba à chaque fois que scandale am dañuy ut ñu leen di waxal après. te ñooñu dañ ciy am ay récompense donc man. le jeune du sax le jeune c'est un vieux du COJER man kooku noonu. voilà man boo ko joxuma ko considération parce que li ko tax a jug du leeralal askan c'est-à-dire ce sont des gens yoo xam ne du ñu ay patriotes leen tax a jug du leeralal askan bi xam nga moo tax a jug waxal. voilà parce que dañuy yónni pour ñu wax donc bu ñu mënee saaga dañuy saaga bu ñu mënee yàq der dañuy yàq der bu ñu mënee wax lu dul dëgg dañ koy def. wallaahi. seetuñ ci dara de rusuñ ci dara aussi. te aussi la presse elle est complice ndaxte ñooñu. boo dégloo seen wax ay waxi naxa sa kandang kese lañ lay wax
suba ba ngoon duñ la wax lu am bopp lu am genn parce que mënoo wax ne ñu ko radier parce que dafa révéler ay secret d'état ñoom moom xamul luy secret d'état parce que ñoom li ñu bëgg mooy man kay moo ko déggee ay ree daf ma jàpp sa ma ne kii lu tax ñu koy fal ñu koy jiital xanaa moo xalaat jeunesse gu mu jiite tamit ñoo la ko gën a nëxa ndeysaan dañ ko jiite par son insolence voilà insolence moo tax ñu jiital waaye du dara du xam-xam du dara Bassirou Diomaye ba mu monté di dugg ENA ba jàll noonu dem impôt moom fan la nekkoon ñooñu ay crack lañ ay ils ont été major de leur promo ay crack lañ duñ ay ñoo xam ne seen bopp yi ndox nekko ci de déedéet ay nit la ñoo xam ne yàlla dafa def ñu jàng am mérite dugg ENA génne fa dem impôt voilà des gens yoo xam loo xam ne Sénégal ëllëg kat da ciy nërmeelu dañ ciy taxaw wax léegi nag yow nga ne ah d'accord damaa sàcc tey jii nii boo ma boole ñu rajo la parce que ñoom ay sàcckat lañ donc kooku dañuy sàcc ku leen boole ñu ne nañu rajo kooku noonu bu yàggee sax ñoom ñu des ak nguur gi fekkee loolu lañ bëgg nañ leen bàyyi nguur waaye nag loolu du mën a nekk ñoom duñ leen si bàyyi de ñoom dañuy liggéey ñun buñ gisee lu ñu war a wax dañ koy wax buñ gisee lu baax tamit dañ koy wax parce que allègement pour baax na baaxul rafetlu nañ ko parce que au moins wàññi nañ heure bi bu ñu sañoon nag dañ koy dindi carrément léegi nag comme que dindi wuñu ko am na allègement dañ koy rafetlu corps yi newoon Europe ñu rapatrier leen aussi c'est une chose boo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu waaye ci biir crise bi ñu nekk ngay xool nit parce que dalaa neex nga koy accorder yenn faveur yi loolu vraiment ñun dañ koy ñaawlu ndaxte ñoom dañuy fàtte ne ëllëg dañ fiy jugee buñ fi jugee ñun dañuy toog wallahi te comme que ñun dañuy toog aussi yaakaar naa ne waru ñoo tayle parce que li ñu nar a def nii tayle la niñ parce que bu fi Aminata Tall bu ñu weesoo Aminata Tall après Mimi Touré moom bu demee à la retraite aussi xanaa moom day nar a bénéficier ci faveur yooyu noonu. bien sûr. bien sûr day dem toog di am 4 millions 500 non mais nañ bàyyi caaxaan. 4 millions 500 yi 4 millions 500 yi grand c'est 240 bourses sociales bu fekkee bourse sociale bu nekk 25 000 240 bourses sociales de plus la. Par exemple, parce que si on essaie d'évaluer faveur yooyu ñu ko accordé on se dit que c'est à peu près à 6 millions. 6 millions yooyu mën na 30 jeunes par mois bu fekkee jeune bu nekk 200 000 francs nga koy jox. wallahi 6 millions yooyu noonu ñi nekk ci nguur gi astafurlah ñi nekk ci hôpitaux yi médecins yi par exemple boo si jëlee rek 40 médecins nga ne ku ci nekk da nga koy yokkal 150 000 francs ci salaire am loolu mën na dara. wallahi tey ñun foofu lañ toll. ëpp na ko sax loolu kañ ko doon ñoom ñu dóor pooj. te yokkal ko médecin wala suñu am de tenue sax moo ko gënoon de. effectivement ñoo gën a yelloo en fait. wallahi ñu nekk ak nit ko. te du jamono bii nii doo bàyyi ba nit ñi nekk ci kii yi nga ne on est en temps de guerre nit ñi jug ñëpp di xeex ak virus bi yow ngay xëy si suuf di def yeneen ak naka su dul noonu. waaye te moom xeex ak virus am bi sax dafa baaxul parce que xeex boo xamante ni yow def nga couvre-feu def nga lu nekk te terut moor yaa ngi augmenté feebar baa ngi augmenté xanaa dara kañ boo koy xeex dafa war a wàcc au moins man dama doon d'accord ñu ne Sénégal dafa bu muy commencé xeex bi dañoo commencé ak 100 contaminé xam nga am nañ 10 morts mais buñ commencé suñ couvre-feu ak xeex beeg lépp 100 contaminé léegi ñu ngi si ay 50 contaminé ñu ngi ci ay 5 morts nga ne Afrique 50% demagum na waaye loo xam ne yow yaa ngi sa couvre-feu yaa ngi lépp mais muy yokku di jëm ci kaw kon kañ nga war a nag jël nga xam ne stratégie boobu nga jël baaxut nga dem jël beneen stratégie quand même non suñu gouvernement bi moom neexut ba neexut moom ñu ngi nuyu soxna Awa Diouf moom di dugg si mais dañoo échec dans tous les plans franchement parler
Macky Sall moom leen rek moo dagaloon si moom jamono gi nii mooy mu démissionné bàyyi ñu suñu réew. non nañ ko bàyyi mu yeggali parce que amaana am na leneen lu mu ñuy dencal man vraiment dama koy ñaanal mu gën a bon rek fu mu ne nii moom musiba rek la ñuy dencal parce que xam-xamam moo jeex. xam nga Macky Sall nekkul président bu nga xam te ne maanaam moom dafa mbébatoon dem ba ay 2e mandat affaire yee neex rek gars yi ne ko population baa fi armée bi sa armée la cour suprême yaa ko moom juge yaa leen moom lépp yaa leen moom rek defal lépp gisoo jamono gi ni mu ngi ciy profité jamono bi nga xam te ni pouvoir assemblée nationale daf ko téye léegi ci loxoom léegi amatul lenn lu muy demandé qui que ce soit fu mu toog lay toog di def ay décret di signé di def lu ko neex jamono gi jàppale bu Aminata Tall rek moo feeñ waaye yan fu mu ne la ñu téye di ñu koy nëbbu yi nga xam ne xamaguñ ci dara te nit da nga war di mun di assumer say responsabilités xam nga assumer dafa baax en tant que président ak pouvoir yu ñu la jox yëpp ak lu ñu la defal lépp mais boo defee dara sax ba nga mais assumer sa responsable woon ne lii ak lii maa ko def feek fii laa ko teg waaye yow lii nangam am na nga ne déedéet miim ko ne amul sa secrétaire génn déedéet sa porte-parole génn déedéet ñu tegaat si ku affaire leer nañi xam nga dëgg bi leer mais loolu c'est honte franchement parler. Non mais attends pour te montrer que le ridicule ne tue pas bi ñu demee ba journal officiel bi ba le témoin révélé loolu ñoom dañoo génnaat ne ñoom musuñu wax ne décret boobu existé wul mais dañoo wax ne liñ ci cité noonu mooy les avantages yooyu ñu ci def mustee nekk c'est-à-dire que ñoom à la fin ñoom seen bopp la ñuy nax essentiellement mënuñoo nax mais loolu yëpp la wax rek c'est en complicité avec certains médias qui sont sûrs. médias bi kañ su ñoom ñëpp dañ leen corrompre moom saa waay fu mu toll nii. ñu si corrompre bëreetul de. effectivement parce que lu mel noonu mënul génn ba ay presque 1 mois nit ñi di si doog a jot. c'est-à-dire que. am na complicité média bu nekk ci suuf nga xam ne ñu li nga xam ne bëgguñ askan wi xam ko duñ ko xam. wallaahi te man pour man le rôle premier d'un journaliste mooy d'informer juste doo jéem a jël information bi nga koy truquer di xool li la ci neex nga koy jox askan wi wala leneen ak leneen léegi nag des fois ñoom seen bopp sax man des fois damay laajte ndax xam nañ lan mooy définition honorariat parce que honorariat boo defee recherche dañ ne la titre la boo xam ne nit ku doon liggéeyee fenn ña fa nekk ñooy booloo kat ne vraiment kii liggéeyam d'accord nañ ci liggéeyam ñëpp kontaan nañ ci bu ñu am ay faveur ñu koy def ñu accorder ko te kii d'accord nga ne moom déjà defalul amulul njëriñ Sénégal léegi ci kaw loolu nga ne na koy accorder yenn faveur yi man pour man faveur rek lu gënoon rey faveur rek mooy bu la neex nga oote sargal vraiment takkal ko médaille xaw ma nuñ koy waxee noonu ordre national du Lion seen médaille yooyu noonu loolu rek doy na ci amul leneen. voilà loolu rek doy na honneur. mu def parce que moom li mu jot a lekk vraiment doyoon na léegi nag boo ko ci doole leen nag weer bii nii bu tëddee bu weer bi jot mu dem mu encaissé yeneen yi tamit moom bu defee noonu man ma toog defal ko samay ñooñ ndax réew mi dina émerger comme ñun niñ ko bëggee. du mos a émerger. foofu lañ toll tey ji foofu lañ toll di wax ne ñun on n'a rien contre nguur gi on est sénégalais comme tout le monde donc gis ay mbir yoo xam ne mu ngi am rek la te mu nekk ay mbir yoo xam ne du moment boobu noonu loolu moo tax ñuy wax bu weesoo loolu nag grand ñu attaqué un peu sur beneen cas bi am concernant professeurs yi war a rejoindre région yi gis nañ la xew sànq sax maa ngi ciy wax noonu bu nga coupé avant ngay ñëwaat si moom laa wax nga xam ne ñoom it macha allah ñu jara delloo njukkal lañu
parce que bu ñu leen waxee ne jóg leen rejoindre seeni classe rek dañoo jóg bàyyi lépp luñ doon luñ jàppoon malgré seen manque de moyens mais état bi daal organisé wu dara joxu leen seen àq joxu leen parce que lii man mu gis ko rek dama rus frère dama ne dëkk bu toll nii le temps que ñuy jël ay xaalis di koy sàcc di koy luubal ah te kees gi mu ngi xaalis quoi Macky Sall mënut a wax ne ñun amuñ xaalis mu ngi xaalis dëgg Sénégal mu ngi xaalis mais nga teg leen dans des bonnes conditions non xam nga ku si nekk dem ñibbi si jàmmam c'est un gouvernement boo xam ne ci tâtonnement lay dox ñoom c'est comme si bu ñuy tëral benn mbir du ñu évaluer conséquence c'est comme si ñoom dañuy xëy suba rek jël décision doxal dem ne dañuy def wallahi parce que moom leeroon na ne leer yàlla na ni buñ fa ñooñu dajale wooyee dina indi embouteillage boo xam ne ñoom rassemblement bi ñu béy moo am te wallahi beneen mbir bi nga c'est que moo tax nee naa la ñoom seen xalaat moo jeex quoi man noonu rek laa ko jeex seen xalaat moo jeex parce que nit nag mënoo toog benn place saa yoo defee li nga def di erreur xam nga man nangu naa sax nga def ñaar ñu baax ñetteel bi ñëw di erreur ma accepté la ko wala sax tey nga def bu baax suba nga def erreur tey nga def bu baax suba nga def erreur sax ñu ne day tax ne sax mais nga dëkk ci boo ci naree dëkk nag nga yaa xayti nag kon munoo dëgg la franchement parler non te da ngay gis ne sax même ay ministres am sax duñ jël seen responsabilité wallahi parce que à chaque fois bu dara amee rek da ngay gis ñoom dañuy repousser la faute sur les autres te tey ji pour man dépassé nañ cadre boobu noonu ñoom ñoo jël seeni décision ñoom ñoo wax ne mbir yi nii lay demee donc affaire bi amee amal ngoru taxaw kat ne lii nii lañ ko bëggee woon waaye demeewul nii lañ ci parce que gis nañ Moussa Diop boobu noonu ñëw non ce sont les gens non bëgg ngaañ enseignants yi moom enseignants yee ko jàngal xam naa loolu da koy fàtte non mais xam naa moom enseignant moo la jàngal wala boog moom bañ mu jàngul quoi waaye fekkee nit au moins que Jibril di wàcc di koy jàngal non peut-être mën na nekk yaakaar naa ne maqaamam yeggut foofu te gis nga ñun dañoo war a def attention ak ñi fi nekk nii parce que à chaque fois dañuy jéem a jaxase enseignants yi ak population bi wallahi dëkk yi gën a dëkk yi ëpp doole ci monde bi dañoo jox cër enseignants yi wallahi yow nag mënoo ñëw bëgg a jël enseignants yi di leen jaxase ak population bi loolu mënul nekk gis nga ñun léegi dafatuñu dañuy déglu bu baax te dañuy xool ci xew keroog maa ngi suivre daam Mbodj mais ñoom comme ni ñuy defee chaque jour ñoom ku jug wax ne lii d'accorduma ci rek ñu ut ku leen waxal wallahi ñu toog ci télé yi ñu toog di saaga nit ñi ci xas nit ñi di ut nit ki fu ñu koy féetale man daam jóg man daam Mbodj pour man dama jàpp ne buy wax digganteem ak suñu borom moo tax muy wax te tamit yow mënoo nekk ci parti politique aussi ba nit ki nekk ci parti politique loolu mënul nekk yaa ngi ci parti politique nga posé sa appartenance ñëpp lañ bëgg a moom bi tënk leen comme ñoom nu leen nasaraan gi tënkee ci buumu jaam gi ba léegi yow mënul nekk yow d'accord nga ne yow fii nga far te yow boo waxee rek yow intérêt kooku ngay défendre moo nit ñi léegi dañoo war a def attention bu baax a baax ci nit ñuy déglu am na ñoo xam ne bu ñu waxee waxuñ ak seen diggante suñu borom te waxuñ parce que dañoo bëgg population bi ñu bénéficier wala dara bu ñu waxee rek c'est parce que dañuy jéem a défendre seen côté mooy maanaam ëllëg kat ci loolu noonu ñu am ci ay avantages ak yooyu noonu mais ñun avantage taxu ñoo jóg la ma waxoon ci commencement ba rek ñun kenn fayuñu soxlawul ku ñu fay amuñu salaire ci li ñuy wax nii wala dara ñun li ñuy wax nii dañ koy wax parce que dañoo lenn moo ñu soxal Sénégal jëm sa kanam ba suñuy njaboot ëllëg bu ñu yegsee xam ne seeni waajur am na luñ leen fi bàyyil xam ne seeni waajur am na luñ leen fi xeexal ñun xam nañ ne ñun lu ñuy xeexli nekkul ñun ñoo siy bénéfice nekkul ñun ñoo siy nguur waaye nag fu Mamadou Dia tegoon tànkam
Thomas Sankara tegoon fa tànkam suñu président lay wat nag donte tamit moom lu mu bëggoon nag teg doomam mais am na lu mu débuté woon li nga xam te ni macha allah ñu kontaanoon ci moom lool tegoon fa tànkam Nelson Mandela def ko Afrique du Sud dem bàyyee leen ko ñun tamit loolu la ñu soxla Sénégal jamono gi nii loolu moo ñu ñor soxlawuñu ku ñu naan jaajëf donte ku ñu ko wax tamit ñu daal di jël soxlawuñ ku ñu woon naan ñu dërëm baa ngi nii déedéet lépp lu ñu soxla rek mooy c'est ñu nga xam ne ñoo ñuy jiite ak ku mu munti doon tamit soo ñëwee rek nga tegu ci yoon bu baax ñu ànd seeg yow boo ci tegoo ci yoon bu dëng tamit ñu jóg jàmmaarloog yow ba keroog ngay teguwaat ci yoon bu baax waaw te Macky Sall bu ko defoon léegi dañu ñooy jóg tàcc ko xam ne ko fi nga jaar foofu la waaye fu mu ko tegagum nag moom baaxu sant yàlla ñi nga xam ne ñoom la àndal baaxuñu sant ñu yàlla Sénégal taxul leen jóg Sénégal ñorul leen seen poste moo leen ñor seen intérêt moo leen ñor li nga xam te ni ñoom seeni intérêt personnel rek moo leen ñor wallahi non dëgg nga wax effectivement ñoom déjà sax ñoom Sénégal tegu leen donc ñoom bu leen neexee nañ def leen neex ñoom ñi ta leen xool nee na seen compétence daf leen doy mu jël leen teg leen ci nguur gi d'accord nañ ci waaye des fois da ngay gis ne mbir mi des fois dafa am leneen lu muy nuróol ndaxte Abdoul Mbaye vraiment man day bokk naa ci ñi nga xam ne ci commencement bañ ko folle naa ne kii président bi def na lu ko neex ndaxte Abdoul Mbaye dafa nekkoon nit koo xam ne nit ku doon liggéey la te du ci boole wax wallaahi ci Sénégal ñooñu lañ soxlawuñ ñoo xam ne bu ñu génnee ci presse bi rek c'est pour défendre seeni intérêt ñoom ce sont des gens yoo xam ne ñoom bu ñu génnee dañoo war a rendre compte en fait parce que bu ñu tegee ci benn ministère man pour man boo génnee wax ne kat mbir mi fii la nekk maa ngi koy yóbbu fii lii laa def ci comme ay résultats waaye doo génn parce que da ngay toog ci benn Ousmane boo xam ne dafa nekk ci dafa wax ne moom dafa gis benn scandale wala da ngay tontu benn Bassirou Diomaye parce que daf ne am na benn décret boo xam ne signé nañ ko yooyu noonu non yow da nga war a génn pour rendre compte te am na benn scandale bu ñuy dégg temps yi muy poteau électrique yi keroog maa ngi koy partage sama WhatsApp benn poteau à 14,400,000 loolu aussi dinañ ko topp non dinañ ko topp bu baax a baax dinañ xam mbir moom ndax dëgg la wala du dëgg dans le Sénégal vraiment pour man yoruñu ressource yoo xam ne yoruñu alal boo xam ne nit ñi war nañ mën a ñëw toog fii di ko paajoo ñun ñu toog fii di dee ci xiif ak mar boo xam ne boo jógee fële nga naan ñu taux de chômage fii la toll parce que jeunes yi bëggu ñoo liggéey wala déet jeunes yi bëgg nañoo liggéey waaye nan la ñuy liggéey bu fekkee yow da nga jël xaalis bi jox ko sa ñoñ te tamit waaye di koy passer te créé yow benn emploi ñoom lu ñuy liggéey de suñuy bañ la ñuy wëkk pour liggéey ko te grand problème wu jeunes yëpp du liggéey am na jeunes yoo xam ne am nañ liggéey seen problème du liggéey de seen problème mooy ressources yi ak sunu alal bi ñu xool fan lañ koy dugal ak fan lañ ko dul dugal wallahi donc vraiment président bu fekkee mu ngi ñuy déglu na bàyyi wallahi mu ngi ñuy déglu bu baax parce que ay ñoom ñu ngi ñuy déglu te ñoom lépp lu ñuy def am na ñu leen fi toogal ñoo xam ne ñoo leen di jottali kañ te xam naa ne ñu ngi leen fi toogal di leen di jottali te ñi nekk ci plateau yi di défendre l'indéfendable vraiment ñoom nañu may jàmm quoi ñun xaaruñ loolu ci ñoom voilà live Facebook yeeg yëpp ñu ngi koy gis plateau yi toog di saaga nit ñi di xas nit ñi di menacer nit ñi yooyu gis nga dafa doy nit ñi dañoo dépassé stade boobu noonu wax leen ñu ci feebar bi bu fekkee am na lu xew ngeen parce que amoo looy nëbb en fait yow yaay jiite ñun ñoo la wóolu jox la lépp ne la jiiteel mais na lépp leer nañ def lépp dans la transparence pas ñuy am lu ñuy nëbb fii wala dara après parce que ñoom commencement bi dañoo ñàkkaloon fayda décret boobu noonu parce que Zator xaw ma nu mu tudd Zator xaw ma lan
ci plateau bi mu bokkoon ak Bassirou Diomaye ñu ngi koy dégg mu naan décret bi amul sax pour nekk scandale ak yooyu noonu parce que c'est-à-dire ñoom état ñoo jéem a ñàkkal fayda mbir mi alors que mbir mi du ñàkk fayda. ñooñu de jaruñu di bàyyi xel li ñuy wax à 100%. non mais parce que tey jii nii ñooñu la nit ñi di déglu en fait parce que bu jógee ci émission bi ñu yóbbu invité leen ci beneen à chaque fois ñoom ngay gis te boo deful ndànk rek dinañ la jox information boo xam ne après di nga jéppi ñenn ñi. wallahi. wala tey jii nii ku ci nekk yaakaar naa ne sa magum bopp nga war nga mën a defal say bopp say recherche xool li xew ci réew mi parce que réew mi ñun ñëpp a ko bokk ñoom ñi ci nguur gi. moom noppalewul ñu si de. dañoo jiitu rek dañoo jiitu ñu topp seen gannaaw. te ñu ngi ñëw seen kaw it. vraiment mbir yi nañ ko teg ci yoon tey bon nee nañ dañuy ubbi école yi le 2 di ñaan yàlla rek di nga xam ne moom lañ ci bëgg bon yàlla defal ñu ko même si ñun amuñ ci espoir ndaxte booba léegi man am na sama benn cousin bu nekk ci kër gi fii nii ba léegi moom mënul dem mu ngi ni toog te dafa war a dem jàngi examen lay def te xam naa ne moom du benn cas boobu noonu kese am na cas yu bari te nag bon ñu ngi ñaan yàlla xam nga Macky Sall neexut ba neexut c'est que aywa maletu xaalis lu ma encaissé na ko te bugut benn bor fekke ko si au moment bi nga xam te nii sax mu ngi demandé pardon nee na nañ ko baal si dette yi nga xam ne moom la Sénégal am waaye mu ngi yàq xaalis léegi nag loolu nga xam ne jot na koo recevoir par force mu sacrifier doomi aadama yi par force mu def loo leen examen par force mu delloo leen ci banque yi mais tey dafa jaadoon rek comme dem nañ ba mai dee ba juin taxaw nga xam ne moom nawet munoo see jàngi parce que ñun ñëpp xam ne nu Sénégal nu taw bu ñëwee nu Ndakaaru di mel nu village di mel am na béykat yi nga xam te ni seen doomi góor yi nga xam ne ñoo nekk di jàng te di nekk salle d'examen ñoom la ñuy yaakaar ñoo dimbal leen ci tool yi pour ñu am dara luñ dundee parce que loolu lañ suuf si la ñu yaakaar xam nga te ñooñu foog ñu dem dimbali ci leen parce que jànguñ ba war a mun a toog liggéey pour aw weer bu dee ñu am lu ñuy yaakaar mun see dimbale seen bopp ak seen i waajur fee lañ yaakaar kon ñooñu alaa kulli xaal foog ñu dellu foofu noonu Macky Sall lu mu waroon def juste rek mooy que ne tëj école bi nangoo perte ubbiwaat école bi déwén gars yi continuer jàng daal di def seen examen dans des bonnes conditions mais bu ko defee nii soit dina yombal examen bi ba mu yomb trop booy daal di jàll mu sauver année scolaire bi comme nu mu ko bëggee sauver xaalisam dugal ci poosam soit mu sacrifier booy examen bi yomb boo yëpp encore reprendre mu doon xaat zéro rek waaw bon côté boobu noonu damay xalaat rek li président Abdoulaye Wade defoon mooy kaawu Gowana boobu noonu même si bu fekkee contexte yi c'est pas les mêmes contextes peut-être que côté boobu noonu man dama ko koy accordé la personnellement dama koy accordé parce que foog ñu sauver jàng bi année blanche moom baaxul ci kenn baaxul ci xale yi baaxul ci nguur baaxul ci enseignant yi baaxul ci kenn donc d'accord naa ñu sauver année scolaire bi waaye ci ban anam lañ ko nar a sauver waaw loolu mooy question bi nag ci ban anam ak yan condition la ñuy teg xale yi pour ñu mun a jàng ji bu nekkee ne feebar gi dafay bañ dancaloo te aussi problème du ñuy def examen kese ñi nga xam ne defuñu examen nag ban décision ngay jël ci ñoom te ñoom aussi parce que ñoom seen bopp parce que ñii bu ñu defee examen yi buñ jàllee tamit ñee faw ñu jàll léegi nag ñooñu ban décision nga jël ñoom parce que ñoom aussi ñuy toog muy déglu bëgg nañoo xam ndax année scolaire bi jeex na wala day continuer te pour loolu noonu yaakaar naa ne Macky na convoqué bu mu xeeb xalaatu kenn xam nga tey ji situation bi toll nii pour man dañoo waroon ubbi des boîtes à idées des boîtes à suggestion wallahi gannaaw gis nga bu ñu ubbi woon ay boîtes à suggestion ku ci am sa xalaat bu rafet nga bind ci plateforme bi wax sa xalaat boobu noonu ñuy def ci xaw ma ban rajo Macky waroon na ko mën a utiliser ubbi benn plateforme ku ci am idée bu rafet nga partagé ko fa léegi nag loolu boo ko defoon
wallahi di nga ci gis yoo xam ne yow da nga di nga toog ba ci nga ne man ndax ñii ay sénégalais lañ wala dara parce que Sénégal am nañ seen idée mais du yegg fi mu war a yegg donc loolu c'est une suggestion que je donne au président non te xam nga frère du doy quoi xel du doy te bul ci xeeb kenn waaw di nga gis xale bu toog bu tuuti bu toog fee ci ruqam dina la jox xel mi nga xamante ni yow muy mag mi wala yow mi nga yaakaar ne yow la ñu jiital fekk amoo xel moomu quoi waaw di nga gis tamit ay mag yu la jege yi nga xamante ni yàgg fi xam nga yàgg si réew mi xam nuñ ko war a mën a doxalee xam ne lii lañ war a mën a def pour sauver jàng mi sauver xale yi ndax suñu frère yi tamit mun a dem parce que ñoom it suñu waajur yi tamit dañoo jënd ay kaye jënd ay bic xam nga def si lu nekk di yaakaar seen doom boobu réussir ëllëg pour mun leen dimbale xam nga enseignants yi tamit kazalika chaque jour ñu nekkoon ci kii di expliquer que maanaam loolu yëpp mënuñ ko war nañ koo mun a perte kon il faut que Macky Sall loolu rek la war na def demander déglu ñëpp xam nga su boobaa gars yi du ñàkk idée yi nga xam te ni dinañ génn dinañ rafet te bu boobaa bu ko tegee rek dina sauver jàngam waaw ba ci gouvernement bi mu nekk sax ba ci liggéeyam ko noonu dina ko sauver mu daal di jàll effectivement grand te boobaa loolu dina éviter yenn yi mooy souvent li gars yi di wax dañuy dégg dugg palais ñu ne non non léegi mu ngi ànd ak Macky Sall ak yooyu noonu am na ñoo xam ne ñu ngi toog seen salon ñu ngi seetaan télé ñu ngi def lépp waaye bëgg nañoo joxe ay contribution mais dañu xam fan la ñuy jaar wallahi donc tey jii nii nga crise bii nii lu bari la ñu waroon jàngal lu bëree bëri frère non yu bari lañ ci waroon jàngal te loolu si la doon bokk nañu ubbi benn plateforme man fu ma dem dinaa ko wax nañu ubbi benn plateforme nuyu sama frère El Hadji Malick Seye ak Yacine Thioub Wade oui ta Yacine ta Diallo ak sama yaay booy aussi mama Khady maa ngi lay nuyu non essentiellement ni loolu la tant que sax man cité wu ma leen woon mais parents d'élèves bi tey jii nii bu année blanche amee ñoom fan lañ jëm ñoo xam ne investi parce que investissement la da ngay investir sa doom nga investir ci moom soit yaa xam ñaata ngay investir moom xaalis bi scolarité bi ngay fay dund bi nga koy dundal yëre yi ngay jënd pour moom kaye yeeg yëpp donc ñoom aussi année blanche arrangé wu leen donc voilà gis nga ni ñu créé woon je ne sais pas comité scientifique mais boobu dafa dajale woon nit ñi ñëpp ñu toog tey jii nii ñëpp mënuñoo toog nañ créé benn plateforme boo xam ne ñëpp dinañ ci am accès mais affaire yi yomb na sax gis nga enseignants yi rek bu leen taxoon na laaj leen rek ñoom ñu wax ko nu muy def parce que ñoom ñoo nekk si sur le terrain effectivement ku si nekk da nga koy jox ak xam ak yelleefam xam nga mbirum santé te da ngay woo waa santé gi ñoom ñoo ci mun a wax mais éducation tamit ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ñoom ngay woot ñoom ñu wax la waaw bu boobaa rek jeex na te keroog maa ngi gis benn école EBOA démb rek maa ngi koy wax sama benn sœur maa ngi naan ko am na benn mbir bu ma gis EBOA def maa ngi gis ñu ngi solal xale yi ay visière El Hadji Malick delloo ziar ñu ngi lay nuyu lu wér a wér El Hadji Malick ñu ngi koy ziar bu baax a baax maa ngi gis keroog EBOA démb maa ngi koy seetaan mais école bi c'est organisé de la sorte vraiment tu te dis que ndax lii Sénégal la wala du Sénégal donc yooyu aussi ce sont des choses yoo xam ne bu fekkee nguur gi ñu ngi koy seetaan nañ ci jël exemple bu baax a baax a baax parce que école bi Sénégal la nekk mu ngi nekk fii Mermoz mais élèves yi ay visière la ñu solal parce que visière moo gën a yomb masque yi parce que bu fekkee sax ministre de l'enseignement supérieur na ma baal keroog gars yi ñu koy saboté ci réseaux sociaux yi moom mënul tenir sax 7 minutes ci masque asamaak xale bul xam xale bi. wallaay ah ba ak demi bi ne da koy sonal nekk en direct quoi. donc xale boobu nga jàpp ne masque bi aussi moom mën na ko sonal bu fekkee dafay nar a toog 8 heures. léegi nag nga bëgg a wax ne nit na ko ni takk moom taxaw 2 heures de temps di jàngale quoi. tey du war a wax bu baax nag ba nit ñi ku nekk si ginnaaw fond classe bi dëgg ko. loolu c'est pas possible. loolu grand c'est pas possible. donc visière yooyu noonu daal nañ xool nu ñuy fexe ba ñu am ko. voilà man bu ma amee lenn moom laa ci yokk loolu laay wax. bon à part ça dina métti nag ñu organiser mbir yi parce que
grand public bi dañoo bëri macha allah peut-être fekkee privé bi la mën na yomb mais public bi dañoo bëri. wallahi donc bon di ñaan yàlla rek comme ni ma ko waxee woon sànq. waaw donc frère ñu bàyyi la nga tàggatoo siyaare xam naa ñuy joxaat mbokk internet yi ba samedi gi di ñëwaat même heure même waxtu incha allahu si même chaîne. si beneen thème. non di rafetlu déjà participation bi tey parce que amoon na solo ñu doon waxtaanee décret bi nga xam ne mu ngi def coow ba léegi nii. walla doon waxtaanee tamit rentrée bi nga xam ne moom lañ jëm le 2 juin. ak ci Dial Yacine Thioub Wade ñoo la gën a kontaan macha allah. doon waxtaanee tamit mbir bi amoon na ci wallahi rafet na kon nag El Hadj Malick xam naa ne tey da nga yéex a dugg si waaye benn yoon dinaa la dugal si live bi ndeysaan muy suñu frère de suñu mbokk mais nekk fële di servir au niveau de Tamba. ok wallahi ñu ngi leen di jaajëfal yaak mbokkam de tenue yu nekk yi foofu yëpp wax dëgg fa yàlla yéen a ngi defal liggéey bu mucc ayib bi nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy rafetlu ndax yéen am de tenue yi moom kenn amul seeni fay. ngeen di liggéey rek te yàlla tax wax dëgg fa ñoom dañuy liggéey rek te yàlla tax quoi bëgg seen réew rek parce que duñ ne ñoom xaalis moo tax ñuy liggéey duñ ne ay appartement yu rafet moo tax ñuy liggéey duñ ne ay oto yu rafet ñoo tax ñoom ñuy liggéey xam nga duñ ne ñoom bureau yu rafet ñoo tax ñuy liggéey déedéet ñoom lu ñuy liggéey maanaam bëgg ko moo tax waaye bëgg seen réew tamit parce que déjà rek sànq maa ngi wax samay biir wax amul lenn li nga xam te nii rek état bi jaajëfal na leen ko la njukkalee na leen ko durant jour yi yëpp ñu koy fanaan ci mbedd yi gëj a gis seen soxna yi gëj a gis seen tout tànk yi taxaw rek temm pour aar Sénégal yi taxaw temm pour xeex ak doomu jàngoro bi nii taxaw temm pour xam ne rek lu jëmale seen réew ëllëg rek ñoom si la ñu nekk nag li nga xam te ni lu mu tuut tey ji ni waroon nañ mun a jox leen ay prime ñoom ñëpp du question de woola rek takkal la médaille si nit ñi bàyyi la nga ñibbi déedéet loolu rafet na neex na sedd na ci xol même lettre bu ñu lay bindal jox la ko félicité la si sedd na ci xol waaye waroon nañ mën a def li nga xam te ni tey maanaam homme de tenue yëpp dinañ ci gis seeni bopp bu baax a baax seeni famille gis seeni bopp bu baax waaye ñu ngi leen di foofu la ñu leen di tàggoo ba samedi gi di ñëw incha allahu comme niñ koy fas yéene defee chaque jour à partir de 20h Sénégal incha allah la ñuy commencé direct bi di ci waxtaanee thème bi nga xamante ni rek à chaque fois buñ jàppee ne lii moo gën a am solo te jàpp si suñu xalaat bu gàtt ñu fas yéene ko partagé ak yéen waaye tamit di leen di ñaan yéen internet bu ngeen jàppee mun a waxtaanee tamit su ngeen ko defee ci commentaire yi incha allahu yéen a xam mu nekk ci page Bira Sall wala ci mon frère mon ami Gas incha allah wala sama page dinañ ko gis dinañ ci tenir en compte su boobaa dinañ ci ñëw partage ko ak yéen dal ci waxtaan joxe si suñu xalaat bu baax a baax ok mon frère mon ami donc jusqu'à samedi prochain. Merci beaucoup. jaajëf. rafet na kontaan nañ si yéen bu baax a baax donc ñu ngi siyaar ñëpp di jaajëfal ñëpp ñi nga xam te ni jaar nañ fi si ngoon ak léegi depuis buñ commencé live beeg léegi. tamit ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi dab si boobu ba léegi wala ñi nga xamante ni sax jotuñoo teewee live bi waaye suñuy xarit lañ suñuy frère lañ ndax saa yu ñëwee ba dugg ba gis ko rek dinañ ñu woo xam nga jox ñu seen xalaat xam nga dal di ñuy encouragé tamit macha allah kontaan nañ si ñëpp si kaw ba suuf bàyyiwuñu kenn donc à la samedi prochaine incha allah ba samedi bii di ñëw yal nañu yàlla may jàmm ak tal ak fekkee